ciy sant nag bu baax a baax a baax a baax kilifa yi nga xam ne fekk dañuy wuy suñu fi secret bi du lenn lu dul dañu gis ne hôpital bi ñu fi tabax dafa xaw a sori dëkk bi ñu daal di jóg wuti ndigal ñu wax ñu diggal ñu jënd terrain boo xam ne bii mën na faa tabax kër koo xam ne dina def 344 chambres yu ànd ak seen salle de bain ci biir ak cuisine ak fu médecin mën a nekk ba malade bu ñëw hôpital amu ko jotu jël la nga mën faa nekk di fa dallu ba ñu lay jël ndax doo ne ci suufu garab yi ci naaj wi doo xam foo jëm ku tedd gi Serigne Mountakha rafetlu ko lool. Nous voici réunis pour cette fête, grande fête de l'excellence organisée par la Convention du Baol qui récompense les bacheliers de la région de Diourbel qui se sont distingués par des mentions durant la session 2021-2022. Au-delà de l'aspect protocolaire, cette cérémonie donne l'opportunité de réfléchir sur la nécessité de renforcer l'éducation des jeunes en général. En effet, l'éducation permet aux jeunes de réaliser leur potentiel, ce qui exige une amélioration de l'accès et un relèvement de la qualité. À cet égard, l'éducation est fondamentale pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans les secteurs stratégiques afin de maintenir notre pays dans le concert des nations, en soutenant la compétitivité et en poursuivant résolument notre marche vers l'émergence. seen lii ngeen def ba am ay mentions yu baax bu leen jàpp leen ne defagu leen dara dem leen gën gëstu dem leen ngeen jàngi xam ne baccalauréat diplôme bu doy waar la ndax boo ko amee surtout nag yéen ngeen am ay mentions yu baax ay très bien assez ak yu demee noonu da ngeen di daal di defee ne yéen a ci nekk mais jàpp leen ne xamu leen dara bu leen boole seen bopp bu ngeen demeen ba am seen doctorat ak lu ngeen mën di am na ngeen woyof na ngeen jàpp ne yéen a ngi soog a tàmbali jàng ndax jàng kenn du ko mën xam-xam kenn du ko am saa boo demee ba defe ne xam nga ko rek moo tax xale yi ma di leen wax bu leen di nekk nit diplômé rek du ak du wax ji mooy nga nekk borom xam-xam di génn dara ci sa biir di fexe bay def dara loo xam ne yow lii boo génnee nga xam ne ci sa bopp loolu foo ko defee fañ lañu lay fekk am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci barab yu am solo xëy na sax amuñu ay fii waaye nag li am solo kon mooy yéen na ngeen góorgóorlu te xam ne am ngeen sas kon na ngeen góorgóorlu jàng te seet li nga xam ne fonk seen kilifa kon PAM ñi ngi leen di gërëm bu baax ndax man day wax dëgg yàlla xamewu ma ko sax nii ndax maa ngi soog a dégg sax lu demee ne ba ma ko sax dégg xaw tuuti ma xaw a am kii waaye sëñ Moutalla man comme ajoor la moom ma ne Papal ma ne ko Papal ku bëgg lu baax la waaw dafa am ñu bëgg lu baax nag boo ko defee te di ko wut fokk nga am ko parce que tamit loolu yàlla moom ku maandu la te doyewul lim yore dara kon yow ak ñi nga àndal muy ñoom baara ak ñi nga xam ne yëpp yéen a ko bokk ngeen liggéey xale yi daal ñu ngi leen di gën a soññ ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def ngeen ko ngir gën a ñaax gone yi nga xam ne ëllëg ñoo war a doon ay citoyen yu wóor ay murit saadix ay tijaan yu wóor ay xaadir yu wóor ñi ngi leen di xamal ne sëriñ Abdourahmane nee na lii héritage la te mën nañ ko tàmbalee ci borom Touba 33 ans wala 32 ans de privation d'exil yoo xam ne mi ngi ci loxoy tubaab yi bis bu yàlla sàkk ñu koy jéem a lor wala ñu jël bakkanam lépp sëriñ bi muñ ko kon nee na ngeen di muñ bu ngeen toogee añu leen ngeen muñ bu ngeen toogee reeru leen ngeen muñ ndax sëriñ bi nga xam ne mooy suñu exemple wax na ko doxe na ko bind na ko sabran jamilan laa takun kasula innal kasula laa yaflaxun ji la dellu muñ gu rafet bokk na ci muñ gu rafet nag am ba pare bañ a beew am ba pare bañ a beew xam ba pare bañ a beew xam ne yàlla la bind président bi wax na ko léegi muy wax bu xóot sunu borom moo nu bind moo nu jox dund moo ñuy rey oxygène bi du la ko fay ko te mënoon na ko te boo jëndee ndox di nga ko fay
ni mu sàkkee oxygène noonu la sàkk ndox noonu la sàkk jaww ji ngir yombalal la dem beeg dikk beeg lépp loo soxla woo ci biir suuf si. kon sëriñ Abdourahmane nee na ngeen doon yi ay jullit yu wóor doon yi jéem a doon ay murid saadix yu wóor sàkku xam-xam sàkku wiin wu rafet bañ a wone genn lenn lu dul yar ak teggin ci kaw ki leen di xamal mun leen koo fay. sallallahu alayhi wa sallam nee na woon dem leen sàkku ji xam-xam donte da ngeen di dem ba Chine. Sëriñ Tuubaa wax ni taalif xasida goo xam ni gone yi la ko jagleele ñi tàmbalee ci marxala ibtidaaiya ba i'daadiya muy tasawu di sixaar mu ni yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi istaxilu fastaxilu bil xifsi wa tilaawa mu ni yéen gone yi yéen xale yi bu leen am benn yitte bu dul jàng xam-xam bu ngeen jàngee ngeen jëfe ko te lu ngeen jàng ngeen koy mokkal di ko wattu googu nag moo waral lii ngeen am tey Serigne Touba dellu encouragé waat ñi nga xam ni ñoo tàmbalee ci marxala i'daadiya ba marxala sanawiya muy brevet ba bac mu ni yaa ayyuha subbaan in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal yéen mag ñi waxambaane yi dëgër bu ngeen ragalee gàcce ëllëg lu ngeen di jëf na ca xam-xam jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadisul qudsiyinu aarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa an taabuduuni bu ngeen ma xamul du ngeen ma mën a jàmm te ku xamul yàlla doo ko mën a jàmm xam-xam nag minal mahdi ilal lahdi mahd mooy berceau moom la yàlla di wax sayduna Isa ni ko wa tukallimu naasa fil mahdi bi ngay wax ak nit ñi booba yaa ngi tëdd ci berceau doon gone te Serigne Touba ba muy ñaan boromam waqdi hawaïja allazina daamu fi xidmati la ko wax wahab lahum maaraamu yàlla nga faj aajo ña nga xam dañoo sax ci di ma liggéeyal wahab lahum maaraamu te nga may leen dañuy sàkku Pape Fall mi ci ñuy liggéeyal Serigne Touba la bokk. kon dañ ci am mbégte ndax suñu liggéey ñun yu mel nii da ciy bokk ci wàllum njàng mi ci dimbali leen ndax lépp luñ mën a def rek pour jàppale améliorer conditions d'études yi nga xam ne ñoom la suñu doom yi nekkee dana nekk ëllëg résultat bu am solo kon lii ñu am tey ci résultat ci ay mention jàpp naa ne fii ci kanam tuuti bu ñuy góorgóorloo ci tabax école yi ñu gën a jege jàngale ñi jàng gën a améliorer condition élèves yi ëllëg jàpp nañ ne ñii génne fii ci région bi wala ci département bi danañ am ci ñoom yaakaar lu rëy rëy. de féliciter la convention du Baol. C'est la première fois qu'une telle manifestation se tient au niveau de Mbacké, au niveau même de la région de Diourbel. Naguère, chaque commune organisait sa propre cérémonie pour récompenser ses meilleurs élèves. C'est la première fois que toute la région de Diourbel s'est mobilisée pour venir honorer ce que nous avons de plus cher, pour venir honorer l'excellence. Et je pense aujourd'hui que Mbacké, la région de Diourbel en général, devrait s'honorer d'avoir de brillants produits qui feront demain des cadres capables de porter haut le flambeau du développement de la région de Diourbel. Monsieur Pape Ibrahima Fall, président de la convention du Baol. Je remercie et félicite les élèves, bacheliers et méritants du Baol. Je remercie toutes les populations, les parents et invités venus autres points du Sénégal. La cérémonie qui nous réunit en cet endroit, ligne des orientations et recommandations de l'illustre et vénéré Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui a enseigné la charia islamique, exhorté les jeunes à la recherche permanente et inlassable du savoir. gis nañ ne njàng mi bu ñu ci doxee jéego yi ñu ci war a dox taxaw ci taxawaay bi ñu ci war a dox ni ko sëriñ Mamour Mbacké moo daa defee ay at yu néew ci kanam des na Sénégal gépp sunu loxo ñun Bawol yi ci lay tegee te loolu mën nañ ko te jàpp nañu ne convention di Bawol jéego yi muy dox tey tàmbali ko du ko jiitu tey
defe naa ne foofu rek lay jëm. kon waa convention sëriñ bi nee na jëf di ngeen jëf tey ngir dajale xale yi nga xam ne nii ñoo doon jogante ci baccalauréat bi te am ci mention yu kawe ngir ngeen neexal leen waaye soññi leen sëriñ bi nee na teg ngeen seen baaraam nag fi nga xam ne nii foofu mooy fi mat a teg baaraam. te xam ngeen bu baax it coono ak effort yu mag yi nga xam ne ni dongo yi dëkk ci département wala dongo yi dëkk ci Touba ak li ko wër waaye ñu ngi koy jànkonteel muy coono yu métti ci wàllu dem ak dikk waaye coono yu métti ci maanaam mooy néew yoo xam ne ngi seen loxo ngir ñu mën a wéyal seen njàng. waaye itam nag coono yu tegu ci wayjur yoo xam ne ni ñuy bari ci ñoom xëy na la ñu war a xam ci jàng ak jàngale xamuñ ko ba tax duñu war a mën a taxaw xale yi ni ñu war a taxawoo. Il faut ngeen jàng il faut bien se former parce que lépp loo leen bu ngeen eggee benn niveau bi lépp lu nga xam ne nit mu ngi ciy formé wu dem leen ngeen jàng ko. Il faut bien se former li japonais bi di jàng war ngeen ko mën a jàng li américain bi di jàng war ngeen ko mën a jàng léegi formation boobu c'est très important. beneen bi plus tard 5 ans plus tard dinaa leen gis il faut ngeen wuti expérience parce que expérience boobu moo leen di may ngeen mën a jël ngeen mën a am liggéey ba nga xam ne seen dëkk di seen waajur di leen di mën a teral. Après expérience boobu patience c'est très important. benn anecdote rek laa leen ci raconté mooy bi may def bac fekk ma am nekk dëkk boo xam ne sori na dëkk bi sama waajur bu jigéen nekk ñu ne suba la ñuy def bac fekk man tëdd naa bu yàgg 1h du matin mu am ndaw lu ñëw fëgg indil ma ab butéel ne ma kii sa yaay moo ma yebal nee na nga sangoo ko ma toog xool butéel bi li ma dund yépp ci ginnaaw ak moom di ko fàttali ma ne déedéet sama yaay sanguloogu ma daf ma jàngaloo ma jógaat toog xëccaat samay téere nafaraat ko defe naa loolu may am bac loolu bokk na ci li ma ko may